يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا لا يا لا 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 يا لا يا لا لا يا لا يا لا يا لا يا لا 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 ay bismillah asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu mbokk yi man la Mariétou fii ci Saveurs Planétaires macha allah fas yéene dellusiwaat ak yéen mbokk yi di leen ziyaar yéen ñëpp di leen wàcc seen wàccuwaay macha allah di leen ñaanal yàlla yu àddina ak àllaaxira mbokk yi di xool ñëpp rek naka lañ def jàmm yaram yeeg yëpp di leen wax ne ñun fi alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi sant yàlla bu wér a wér macha allah mbokk yi ba léegi ci suñu ndogu yi tey gis ngeen fii lañ fas yéene génne na woyof rek na woyof. dañu fas yéene defar suñu ay brochette de poulet voilà brochette de poulet la ñu fas yéene defar ñi ngi fi ak suñu blanc de poulet chicken breast dagg nañ ko ay cube yi nga xam ne moo mën a dugg ci brochette bi mais marinade tey bi dañu fas yéene dem ba Thaïlande voilà ñoom am nañ seen benn façon bu ñuy barbecuer seeni ganaar seen marinade bu neex boobu nga xamante ne dañ ciy def lait de coco ak crème wala ñu def ci crème de coco bi mi ngi nii incha allah moom lañ ci fas yéene réel rek boole ko ci yubu yaaba yi foofa daal di toj nee naa leen Saveurs Planétaires lañ wax bàyyi leen ñu doxantu ndànk rek waaw xool yeneen yubu yaaba yi donc suñu marinade yi gis nga nii la simple fii ñi ngi fi ak suñu laaj voilà ay garlic fii ñi ngi fi ak suñu échalote voilà moom mooy bébé soble yu ndaw a ndaw prématuré yi ni ko Tata Yande di waxee moo nekk ne le suñu blanc de poulet mi ngi nii léegi fii suñu seasoning yi li ñu gis ni cinnamon la moom mooy cannelle baa ngi nii cinnamon en poudre bi li ñu gis nii chili pepper la chili pepper mooy kaani bu sew mais bii du kaani bu saf kaani bi voilà moom mooy bu gudd bi ñuy wax kaani salade Sénégal ba tey du poivron nii lay mel gis ngeen ko nii lay mel léegi bii nii bi nga xam ne dafa def cashmere chili incha allah dinaa leen defal lien bi tam fi ngeen ko mën a jëndee cashmere chili bii nii suñu mbokk indi dañ ko utiliser lu bari bii gis ngeen bi ma jël mildly hot donc du bu saf bu wexu kaani voilà bii buñ koy liggéey dañuy génne dangar bi maanaam pépins yi nekk ci biir nga xam ne mooy tax kaani yi di tàng di yàq gémmiñ dañ koy dindi donc der bi rek te boo gisee ñu jël ci li yëpp pour couleur bi tam lañ ci gën a soxla voilà donc kaani bii nii couleur bu xonq lay joxe de un deuxièmement joxe rek flavor cafka wu poivre maanaam xeetu kaani bi mu doon mais du xiit du lu tàng di lakk sa gémmiñ voilà du bu épicé bi c'est pas épicé du tout voilà fii am nañ fi cumin fële sel donc là fii am nañ fi suñu cream of coconut parce que bi dama bëgg mu crémer sinon ku mu neex mën nga jël lait de coco bi noonu rek yépp ci yubu yaaba yi la jëm. Alors rapidement ce soir inchallah on va faire des brochettes de poulet à la thaïlandaise voilà brochette de poulet à la thaïlandaise on peut l'appeler ainsi vous voyez. Donc là on a du blanc de poulet que j'ai déjà nettoyé et coupé en dés. Là on a de l'ail, là on a des échalotes, ok, et pour les épices on aura besoin de cannelle, voilà cannelle. Et là on a chili pepper et ce chili pepper qu'on a ici c'est le cashmere, voilà c'est ça je pense qu'on appelle vegetarian pepper. C'est le piment végétarien, voilà, qui ne pique pas, qui est sweet. Voilà, et là on a du cumin, un tout petit peu de sel. Et là on aura besoin un peu d'huile d'olive aussi pour préparer nos yubu yaaba, tous les ñamatos qu'on a ici. Alors bismillah. ay mbokk yi léegi ci marinade bi la ñuy njëkk gis ngeen fii suñu machine bi ñuy dëbbee ñi ngi fi ak ail ak suñu échalote yi. Voilà, maintenant on commence par préparer la marinade thaïlandaise. Là on a de l'ail et des échalotes. aywa très bien macha allah mbokk yi gis ngeen ni bu ñu nokkosee këf ki ba pare dañu jël suñu épices yi sotti ci jël suñu chili pepper bi nekku ci réel jël suñu cumin ak xorom bi nekku ci tuy jël xorom bi foofa toj très bien gis ngeen yi moom la ñuy boole tamit may ko tuccal bu ñu paree sauté ko. aywa très bien macha allah gis ngeen ko ni nekk na benn pâte voilà vous voyez léegi pâte bi moom la ñu ñëw sauté na la ci tuuti diwlin vous voyez ma ngoog léegi moom la ñu ñëw laxal ci diwlin gi ne le ba mu dégg jàmm ñu ne ci pëy suñu lait de coco
sànni wala ci tuuti ci crème de coco bi bàyyi leen muy dégg nga maam kifin foofa daal di toj. aywa très bien macha allah gis nga ni dañuy def fii tuuti diwlin huile d'olive huile boo am rek ñu jël suñu nokkas bi gis ngeen ko nii moom la ñuy sauté fii gis ngeen chili bi couleur bi mu ko jox ku mu neex nga def ci paprika voilà def ko sa version wu bopp rek voilà voilà. aywa très bien macha allah gis ngeen ko nii léegi ñu jël ndànk suñu lait de coco mu ñëw fekk si leen ci coow li léegi li dañ koy bàyyi mu ñor après ñu bàyyi ko mu sedd moom la ñuy mariner suñu brochette thaïlandaise barbecue thaïlandaise bi ñu fas yéene defar tey incha allah voilà xaar leen ma njoos ci tuuti ci crème of coco bi. voilà lait de coco bi lañ ci def lii crème of coco bi la voilà c'est bon na nga ma def ci ndox mi yépp sax mu kii ko ba mu ñor voilà gis ngeen ko nii léegi nii lañ koy bàyyi affaire bi dem ba ñor ba nekk benn pâte ba kii ba creamy voilà voilà maintenant on laisse cuire jusqu'à ce que ça soit bien saf ba yegg ci sàpp foofa toj très bien voilà ay très bien macha allah mbokk yi gis ngeen nii suñu marinade bi léegi huile bi ngeen di gis fii yëpp ci cream of coco bi ak lait de coco bi ci la génnee vous voyez léegi gis ngeen ko nii dañ koy xaar tuuti dañu ñëw fay ko bàyyi ko mu sedd voilà bu seddee ba pare nag ñu jël ko mariner suñu ganaar bu la neexee nga mariner ko mu fanaan bu la neexee nga mariner ko ay waxtu voilà boo ko mariner pour mu fanaan da nga koy mettre au frais. voilà très bien macha allah mbokk yi gis ngeen ko nii bon suñu marinade baa ngi nii sauce la marinade la aywa ñu jël ndànk suñu blanc de poulet ne ko ca réel voilà gis ngeen ko noonu moom lañ ko fas yéene mariner mun nañ ko mariner overnight voilà maanaam nga def marinade bi pour toute la nuit mu fanaan gis ngeen ko nii ñëw jaxase mélanger foofa toj joxose très bien mbokk yi gis ngeen ko nii suñu marinade bi dañu jël ni tuuti ci diwlin bi taq ci kii bi rek muy lait de coco bi diwu coco bi yooyu yëpp voilà comme ça bu ñuy wàjj mu bañ a wow merci beaucoup merci mbokk yi aywa très bien macha allah très bien mbokk yi gis ngeen ni indi nañ tey suñu four bu ndaw bi nga xam ne fa la ñuy sànni yuubu yaaba yi rek du soxla ñuy taal bale nele gis ngeen ni dóor nañ suñuy ay bant brochette ba pare gis ngeen ko xaaral ma voilà ma ngoog léegi dañuy ñëw rek aywa mais ku ko mën nga kii ko nga def ko ci fourneau bi c'est mieux voilà ku mën nga lakkee ko ci fourneau voilà gis ngeen ko ni étaler leen ñoom ñëpp buñ paree ne ko réel li ca four ba foofu daal macha allah léegi balaa ñu koy lakk xoola fii nii ci grillage bi laay def tuuti ndox nii rek pour bañ ganaar bi ni muy ñoree nii ni muy tisee ci biir di toq après muy saxaaral fii voilà juste noonu ci suuf rek voilà léegi su ko defee dañ koy broyal duñu ko beeg xaaral naa leen woon loolu incha allah aywa très bien gis ngeen nii dama ko teg ni pour mu jege ci kaw fii laa bëgg mu lakk ko gis ngeen nii li mooy bii broyal bii ci suuf moom mooy bii beeg voilà mais bii la ñu soxla bii ci kaw nii léegi su ko defee xoola dañuy tëj këf ki daal di dem nag xaaral ñu doxantu ba ni ma tourné caméra bi bu fii baal leen ni voilà su ko defee ñu ñëw fii bii mooy pour broyal nanga ma indi ko 350 muy dem par ndànk-ndànk ñu taal ko 10 minutes laa koy def 350 ci broiler bi donc su ma paree foofu nag incha allah génne ko jël suñu desitu ñeex bi ñu ko mariné soobaat ko ci foofu daal di dégg jàmm ñu dugalaat ko am mbokk yi très bien macha allah léegi gis nga nii dañ koy génne voilà dañ koy génne gis ngeen ko nii macha allah daal di ko tegee nii
gis ngeen ko xaaral ñu ajuster caméra bi voilà gis ngeen ko nii da ngeen ñu kifin ko très bien léegi gis ngeen ko noonu suñu marinade bi la ñuy ñëw dóoraat ko ci waaw dañuy ñëw nii gis ngeen ko nii ne ko niip fii ba léegi ñoragul indi ko ci marinade bi soobaat ko ci gis ngeen dugalaat ko nii ci marinade bi dóoraat ko fa ba muy ñetti yoon voilà parce que il faut que yóbbu yaa bay dugg ko bien bon nga fëgg excès bi ci nekk daal di génn gis ngeen ko daal di tegaat mu delluwaat ci grillage bi voilà maintenant ça c'est la deuxième fois et on doit répéter ça 3 fois donc on remet les brochettes au four pendant 5 minutes et on répète encore mbokk yi gis ngeen ko nii ñu koy defee nii gis ngeen ko léegi nii dañ koy génne bi mooy ñaareelu bi yoon bi ñu ngi koy laal ci marinade bi bu demee ba tiit rek da nga koy génne desitu marinade bi nga toggoon bi nga ko mariné woon rek nga ne ko ci cuujeet gis nga ko nii boo paree nawaat ko relli ci biir four bi def ko ba mat ñetti yoon bu fekkente ne nag ci këriñ nga koy lakkee da ngay def la même chose bu tiitee rek nga yëkkati bul bàyyi mu ñor bombaat ko parce que lii li tax ñuy def loolu li doo ko lekk ak sauce da ngay defar sa salade bu ndaw rek lekk ko foofa daal di mbokk yi très bien macha allah gis ngeen nii léegi ñu ngi ci suñu 3e diw bi léegi dañuy ñëw delloowaat ko ci biir four bi pour 5 minutes rek après ñu daal di fay voilà mbokk yi di wax ne tey jii incha allah ci kàttanu yàlla dañu fas yéene yekkal suñu benn cousine bu baax a baax nekk foofu noonu Sénégal macha allah muy Ami Farba voilà naan ko cousin yaa moom lii Karine Sarr fi jaar Karina Sarr moo génnee foofu donc mbokk yi di wax ne que gis ngeen suñu yóbbu yaaba yu très bien yi ku ko bëgg moom Amina mi macha allah dafay def traiteur moom tamit moom mooy naatole traiteur. voilà donc seeni ndogu koor geeg seeni ay yekkalaate yeeg seeni xew ak loo leen bëgg te du yi rek ay yeneen yu tàng ba yegg ci jër ma nga fay tege macha allah voilà donc moom numéro am dafay nekk 77 641 21 22 77 641 21 22 boo leen bëggee ci yuubu yaaba yi dafay defar ay plateau salé sucré loo leen bëgg rek macha allah moom Ami Farba dina leen ko dóoral mu daanu ak équipe am waa naatoole traiteur aywa na rees ak jàmm très bien macha allah wala quwwata illa billah mbokk yi gis ngeen ni suñu coconut barbecue chicken coconut barbecue thaïlandaise baa ngi nii suñu brochette yaa ngi nii gis ngeen ko nii macha allah gis nga ko nii ñu ñëw dressé ndànk suñu assiette foofa daal di toj ay mbokk yi très bien macha allah très bien macha allah wala quwwata illa billah mbokk yi gis ngeen ko nii tey Thaïlande lañ demoon indil leen seen barbecue bu neex boobu nga xamante ne lait de coco lañ koy mariner ba mu très bien kaani chili boobu nga xam ne duñu jël bu saf bu wex xaat bi ku bëgg lu wex nag moom wexal ko ba mu yegg ci xaat waaw su ko defee nag ñu jël seen sweet kii boobu dégg nga maam rek ne ko ci bàcc nii foofa daal di toj gis ngeen nii ni ñu gisee suñu yóbbu yaaba yi soxlawul du tout ñu koy lekk ak sauce wala dara parce que non seulement que wàjj bi wowul mais marinade bi fii nii beneen affaire la fa ñu ñëw rek defar suñu crudité sànni koog moom day neex na nga ci nalaale limon muy forox ndànk di glisser waaw ñu ngi fekk suñu tomate fraîche ak concombre soble bu ñorul bee nga ko ci mattaale di ko yëg muy kojom-kojome moom it lu bari ngay am Ndeye Awa Sall bàyyi leen ma simmi gi de sama ñoom yaasana jàpp leen ci rek ay mbokk yi suñu yuubu yaaba yaa ngi nii lii lañ leen indiloon tey fii ci Saveurs Planétaires macha allah ci ndog yi lekk woyof ñu ñaan baaraamu kaw gi jëm ca kaw baaraamu suuf gi ñu fente ko foofa daal di toj mbokk yi noo leen gën a mën a partager mbir mi nag seen mbir gën maa neexati nag waaw noo leen gën a mën a partager rek seen mbir gën maa saf waaw foofa toj aywa bismillah bon ndogu